salaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku internet yi. olof nag am na lu mu wax mooy werante xuuxaan tekki ngem am na it ñuy wax werante xuuxaan tekki tubay bu mu ci doon. parce que moom wane na boppam complètement et carrément il faut pas que gars yi di jéem a wut ay alibi naan ay noo comprendre non nu ko comprendre noonu la comprendre. góor jigéen la nag du góor jigéen jéggalu si kàddu bi man góor jigéen laay wax parce que je crois que ni moo gën a direct. mais lii nag du lu bees parce que Wally du bu njëkk ñu koy tudd ci mbir yi. preuve bi mooy fii Sénégal bëri na ay artistes am na ay junni artistes du ñu jeex am na fi ay woykat mais moom kese ngay dégg ñu koy tam góor jigéen parce que nit ki moom li nga doon rek ngay wane moo fi sol ay yëre góor jigéen moo tax boo yëpp léegi di sol ay peew kenn xamatul léegi kan mooy góor ak kan mooy jigéen ndax seen melokaan ak seen solin goo xamante ni kenn xamul fan lañ ko jëlee mu rax ci dolli di yor ay sac ca ëllëg sa mu teg ci ay body mbaal yëre góor jigéen rax ci dolli nag ay chaîne or alors que boo demee ci diine l'islam sax dañuy aaye góoru jullit di sol li nga xamante ni mooy or mais moom kenn xamul lu mu doon lenn daal xam nañ ko mooy góor jigéen yi lay àndal ñoom lay dooleel ñoom lay liggéeyal fii Sénégal loolu daal xam nañ ko ci Wally Seck. parce que tout simplement Wally Seck moo wane carrément devant nos yeux on n'est pas fou on n'est pas bête moo wane devant nos yeux que moom mi ngi liggéey ak lobby góor jigéen yi ak gay yi. loolu c'est clair et net à travers son accoutrement ses comportements à travers il se efféminise efféminé boobu noonu ñuy wax noonu comme benn jigéen tu vois mais Wally Seck noonu la mel. xëyoon na fi gàddu saak ñu yëngal affaire bi riir mu toog def lu yomb ne mooy dama juum maa ngi jéggalu. boo demee ci texte lobby homosexuel yi duñu bind ci lu leer nañi le drapeau est utilisé par les organisations du mouvement LGBT. ainsi que par les commerces à destination d'un public LGBT maanaam drapeau arc-en-ciel bi Wally sol organisation yi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement góor jigéen yi lesbiennes yu ni mel ak ñi nga xam ne ñooy industrie de commerce bi maanaam seen wàllum style d'habillement dañ ciy utiliser drapeau bu noonu te ñenn lañ ko jagleel mooy publicu LGBT bi. bu ngeen gisee Wally Seck sol t-shirt góor jigéen ñi seen drapeau. nit ñi tey xëy di ci wax am ñoo xam ne dañuy xëy naan non xamu ci dara xale la nangam sangam c'est faux il faut ñu leeral sénégalais yi ne ONG yi ngeen gis Sénégal jamono ji ñu nekk fa Sénégal instant bii installé wu fa di financer ay artistes di financer ay mouvement di financer ay kuréel ONG yooyu ñu ci baree bari ay góor jigéen la ñuy liggéeyal. li leen bëgg a wan ci vidéo bi mooy wan leen ni. lobby homosexuel yi seen kuréel yi ñu ngi fii Sénégal nag am fi doole gu am solo bu weesoo ñi leen di jàppale comme Wally Seck ak autorités yi am nañu sax organisation boo xamante ni dañ ko reconnaître ci ministère de l'intérieur am nañu récépissé buy dëggal ni ñoom seen organisation bi mi ngi fii Sénégal juste pour vous montrer que ni gars yi ñi ngi gën a am doole ñi ngi gën a organiser wu ñi ngi lëkkaloog ay nit yu siiw yoo xamante ni sénégalais yi da leen di may nopp pour que ñu mën a jàllale li nga xam ne mooy seen mission. gay parade nag dafa nekk benn affaire boo xam ni. monde bi yëpp ñi légaliser gay dañ ko nekk di def jamono yi Italie temps yi une semaine passée rek la fi xew mbedd mi yëpp couleur yu bëree ngi fa góor jigéen mag ndaw góor jigéen yi lesbiennes yi ñëpp ñu ngi foofu noonu parce que moom moo waral tur bi LGBTQ LGBT nag mooy lesbienne gay bisexuel ak transgénère. quelques exemples ay exemples yu wane ni waa ji day liggéey ak organisation góor jigéen yi même organisation bi la. Le côté africain qui arrive aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire, on peut pas. Tu peux pas tout faire quand tu es artiste. Ils confondent des fois la personnalité et personnage. fii muy expliquer ni moom personnage la. personnage ñëpp xam nañ ni mooy lan koo xamante ni da nga am rôle booy jouer am mission boo xamante ni da nga ko war a mëne mission Wally Seck ci Sénégal ñëpp xam nañ ko. mooy pervertir jeunesse bi yàq ndaw ñi. stratégie bien réfléchie la Wally Seck n'est pas bête Wally Seck n'est pas fou comme les gens le pensent Wally Seck réfléchit xam na bu baax mënoo toog fii xam moom muy voyager di dem di ñëw te nga bëgg ko def ne moom xamut man mënuma nangu loolu quoi man j'ai compris que Wally Seck a bel et bien compris le deal. gis ngeen ministère boo xam ne def nañ ci ministère du genre ku ci nekk xam na ne minorité yi la góor jigéen ñi la ñooñu lay défendre. dëkk bu ne ñu fay jël ku ñu naan star wala ku ñëpp di bëgg wala ku ñëpp di seetaan wala ku ñëpp di utiliser di ko consommer ñu bëgg a jaaree ci yow pour siiwal seen promotion
ñu jël ci suñu doomu réew ñun boo xam ni moom boo ko ni woon tey yéeféer nga mu mer boo ko ne doo jullit mu mer baayam mer ndeyam mer ay mbokkam mer dal sa kaw moom mu nangoo accepter moom mooy góor sañ na sëy ak góor jigéen sañ na sëy ak jigéen góor sañ na dinni awraam ut awra bu jigéen jigéen sañ naa wëlbati awraam ñu defal ko awra bu góor góor sañ naa am jabaram ba noppi amaat beneen góor bu muy sëyal jigéen sañ naa am jëkkër ba noppi amaat beneen jigéen ni moom bu muy defanteel lu bon. avant tout da leen di expliquer d'abord t-shirt bi Wally Seck sol mooy lan ci drapeau bi nii couleur bu ci nekk dafa am lu muy tekki ci LGBT yi maanaam lesbiennes yi góor jigéen yi bisexuels yi ak transgenres yi maanaam boo jëlee couleur bu rouge bi li muy tekki mooy la vie et la guérison maanaam dundu àdduna ak lépp lu jëm ci wàllum paj tey ku xam protection sanitaire xam ni ñoom lobby homosexuels yi muy góor jigéen yi dañ ci am avancé bu jéggi dayoo parce que am nañ seen industrie pharmaceutique. orange bi même chose santé ak li nga xam ne mooy fierté wane sa fierté maanaam pas-pas bi nga am ci taxaw xeex li nga xam ne mooy sa droit en tant que homosexuel. jaune bi mooy la lumière du soleil maanaam mooy mandargal jant bi. vert bi mooy signifier nature maanaam lépp lu jëm ci gàncax gi. turquoise mooy symboliser lii di magie ak art maanaam lépp lu jëm ci wàllum fo tey mun nañ jël exemple musique bi nga xam ne moom la Wally di def. bleu bi di signifier sérénité ak harmonie. kon yéen waa Sénégal lii Wally Seck sol t-shirt bii bu mu doon t-shirt bu ngeen banaliser du t-shirt bu banal de la mu defit dañ ko caa fay kenn mayewu ko gratuitement te ku ci nekk gis na léegi relation Wally Seck ak nguur gi Wally Seck nag pion la na ngeen xam ne pion la dañ koo utiliser mais ay lobby ak ay kuréeli góor jigéen LGTBI ñoo utiliser jamono ji Wally Seck pour mu leen di jàllaleel seen message. Maintenant dina ko jaral parce que tu sais on est dans une société matérialiste dans une société capitaliste Sénégal dañ ko yàq te ñu ko yàq c'est à travers ces gens-là parce que tey jii Sénégal da doon vivre sans le capitalisme mais maintenant Sénégal ku ñuy naw mooy ko am mooy ko yor parce que boo dégloo sax xas yi lañ bàyyi leen ko daf leen a raw daf leen a mais nan la ñu rawee ci lan la ñu rawee parce que nit bu jaay drogue ñëw taxaw ma daf la raw man nawlewu ma ko nit bu dem cagatu ñëw raw ma nawlewu ma ko nit bu dem jaay boppam wala dugg ci affaire gay wala di promouvoir sax les ligues maçonniques ou bien les ligues gay wala homosexuels mais kooku nawlewu ma ko na ma raw na dem yoonam je m'en fous c'est-à-dire xaj munul dàqante munul course ak gileem non c'est pas possible bokkuñu sax monde. dafa am ñi nga xam ni dañoo tenter vers la droiture ñoon ça n'a rien à voir ak lu Wally Seck di def man ñun kenn soxoreewu ko dañoo gis ni muy comporter ak ni muy doxalee ñu xam ni sa politique c'est d'insérer mu dem dugg ci un milieu boo xam ne bien déterminé mu leen di défendre di leen taxawal leen comme benn porte-drapeau Sénégal parce que dañu am problème mu percé pour dugg fii. kañ la Wally Seck sol t-shirt arc-en-ciel boobu di représenter mouvement LGBT yi mi ngi ko sol ci période bi ñuy dippee Gay and Lesbian Freedom Day Parade ñu koy woowee tamit Gay Pride wala marche des fiertés muy période boo xamante ne nii mouvement LGBT yi maanaam góor jigéen yeeg lesbiennes yeeg xeetu nit yu ni mel dañuy organiser ay manifestations ay marche ak ay yeneen événements pour lan d'après ñoom li ñu jàpp mooy jox visibilité nit ñu mel ni ñoom muy homosexuel bisexuel transgenre ak yeneen xeetu nit yu mel ni ñoom mën a revendiquer laaj li nga xamante ni mooy seen liberté ak seen yemale ak yeneen doomi aadama yi nga xam ne bokkuñu ak ñoom orientation sexuelle maanaam bokkuñu même désir yi. et chaque fois bu ñu organiser genre événement yooyu noonu dañuy yor drapeau arc-en-ciel bi mooy bi Wally sol nii. ku jógee Sénégal ñëw si beneen dëkk tubaab parce que Europe Asie États-Unis Australie continent yooyu noonu yépp dañuy accepter li nga xam ne moom mooy gay maanaam góor jigéen dañ ko légaliser foofu. moo tax boo demee si dëkkam yow munoo ñëw nga ne da ngay tegg li nga xam ne moom mooy loi foofu noonu moo tax boo xoolee ñun fii nii mën nga am patron gay mën nga am ki lay liggéeyloo ki lay fay ki la loué sa appartement ki lay dawalal lépp ki dawal bus bi ki nga xam ne moom mooy sa yaayu jabar wala moom mooy sa papay doom wala yaa ma gën a nëw lépp loo xam ni am na ko góor jigéen boobu noonu da nga koy nangul parce que seen dëkk la am na droit loi moo ko may foofu noonu mais ñu nekk nañ dëkk boo xam ne Sénégal
lépp loo xam ni mën nañ ko fi nangu ba mu des li nga xam ne mooy wàllum góor jigéen parce que ñun nañ ko jàppee li nga xam ni dafa anormal. xeexum góor jigéen door na ci Sénégal départ na dugg na ci gaal goo xam ne gaalu góor jigéen la te nguurug Sénégal ñoo leen ubbil bunt yi nguurug Sénégal laa wax ubbil nañ góor jigéen yi bunt yi ci Sénégal lii ngeen gis yépp nag la ko tàmbale ci référendum un nouveau droit la ko jaaree ci Macky Sall bi mu recevoir Barack Obama mu wax ak moom Barack Obama di ko ñu koy laaj ci wàllum góor jigéen mu ne Sénégal pareegul psychologiquement Sénégal pareegul psychologiquement pour dugal fi ak góor jigéen wante jamono ji préparation bi nga xam ne moom la ñuy def moom mooy bataille psychologique ak préparation psychologique bi ñuy def. mbir mi nag dañuy wëy di ci wax duñ ci mës a tàyyi parce que lobby góor jigéen yi sawar gi ñu am ngir yàq suñu réew ñu nit dinañ am Pastef ak taxaw temm ba duñ fi yàqee seen nàkk parce que actuellement ñi ngi teg seen plan pour dooleel seen bopp ci biir réew mi dañuy profiter ci occasion bi pour gërëm ak encourager ki nga xam ni mooy Elimane Kane da doon liggéey ONG bi di Oxfam ñu dàq ko fa lu yàggul dara parce que dafa lànk bokk ci benn programme boo xam ne organisation boobu di Oxfam teg na ko fi Sénégal pour promouvoir góor jigéen yi lesbiennes yi ak yeneen xeetu nit yu bon yu mel ni ñoom ñu dàq ko moom ak ñeneen ñi doon liggéeyee ci ONG boobu noonu actuellement dossier bi mi ngi en cours au niveau du ministère du travail. parce que fii ku si nekk li je répète rek boo dee sa bàmmeel mais booy dee sa bàmmeel bu doo fa yóbbu kenn kon bul yóbbaale kenn si li nga xam ni moom mooy li nga xam moom ngay dund wala esprit boobu noonu nga gëm artiste nga c'est bien mais artiste sénégalais nga dafa am limite et ñëpp tout le monde sait que Wally Seck mais qu'est-ce qu'il chante yow nu ma la bëggee sa yaay moo jur sa maam moo jur sa nijaay rël ji moo jur sa nijaay mooy bàjjanam di tantaam mais y a rien de spécial et c'est ça que nit yi di dagg seen biir di daw di dem non Wally Seck et c'est vide amul lenn Wally Seck n'est jamais engagé taxaw ne hey le gouvernement jàppale leen nit yi ñi ngi bëgg a dee nit yi dañu am problème mu lekk nit yi dañu am problème mu feebar faju nit yi dañu am problème mu naan sax eau potable teen yi et cetera agression bi mais il chante jamais ça chaque jour c'est essayer de dorloter les gens nalaw loo leen ci ay rêve ci ay affaire kii mooy maamam moo jur kii kee moo jur maamam on a rien à voir ak maamu jàmbur boobu. oui en fait gis nga lépp loolu la. donc yaakaar na ni leer na amul benn lam-laame. mais da leen di joxaat yeneen preuve yu gën a leer yu wane ni Wally Seck dafa bokk ci lobby góor jigéen yi nga xam ni seen yéene mooy doole nit ñu bon ñooñu ci biir réew mi. te tey boo demee ci marché homosexuel yi fi ñuy jëndee ay yére parce que ñoom góor jigéen yi dañu am industrie textile bu am doole ñi nekk nag ci biir lobby yooyu noonu bu ñu waree jënd yére xam nañ fan la ñuy dem. exemple la leen di jox tey boo demee ci seen boutique en ligne yi nga seet t-shirt bi Wally Seck sol ci description bi dañu bind ci lu leer naññ que ce t-shirt est conçu pour être porté avec fierté maanaam t-shirt bi da nga ko war a sol ak fierté maanaam fier ci li nga bokk maanaam muy lobby homosexuel yi góor jigéen yi ñu dolli ci ne on le porte pour soutenir les partenaires LGBT maanaam da nga koy sol pour jàppale ñi nga xam ne ñoo bokk ci lobby boobu noonu ak yeneen xeetu nit yu bon sur le plan local moo xam ci sa biir réew ou sur le plan mondial maanaam ci bitim réew. Sénégal ubbi leen seeni bët li ñuy wax du ak coxor li ñuy wax du ak iñaan li ñuy wax du ak bañ nit valeurs yi ci réew mi te gouvernement Sénégal di dagg bànqaas yi di ko yàq benn par benn moom lañ leen di yeewe yéen kilifa diine yi muy xalif généraux yi yéen ñëpp vous êtes interpellés porte-parole yeeg yéen ñëpp yéen tarixa yi vous êtes interpellés yéen a ngi gis loo xam ne mi ngi am ci réew mi di fi dox di ak ngóor jigéen te kenn waxu ci dara. yéen ñi nga xam ne nag yéenay kilifa diine yi kon yéen a war a taxaw diine yi ñun bu suñ kàddu àggoon foofu ñi mel na ñun ak mbooleem koo xam ne diine ji yitteel na la ñor na la ak mbooleem koo xam ne yaa ngi youtubeur nga comme man di def lu mel nii te diine rek yàlla rek tax nga di ko def ñun bu suñ kàddu àggoon foofu fii may toog di wax duma ko wax. ñun nag parewuñ pour yàq suñu société képp ko taxaw di dugal loo xam ne ay contre valeur la ci réew mi dinañ jàkkaarloog yow Wally Seck il faut ngeen arrêté ko ñun gis nañ ay photom gis nañ ay manière am gis nañ ay definam
lim def lépp ci réew mi nit ñi di ko seetaan mi ngi ëpp promotion psychologique bu góor jigéen mi ngi dox ci Sénégal 5 sur 5 promotion psychologique bu góor jigéen ci Sénégal mi ngi dox 5 sur 5 maa ngi jaan nit ñi nañu ko arrêté leen Wally Seck arrêté leen gouvernement Sénégal bii nga xam ne moom moo nekk di promouvoir loolu parce que bitim réew dimbale gi ñuy dimbale Sénégal droit yi góor jigéen ñi da cee bokk condition la il faut ngeen xam ko bitim réew dimbale gi ñuy dimbale Sénégal gouvernement Macky Sall bi droit yi góor jigéen ñi ci la bokk condition yi kon nag gaañe lii ñuy wax xaj na mi ngi bari xaj na ñi ngi sonnal nit ñi ci vidéo yi waaye na ngeen xam ne Sénégal dong moo tax intérêt yi réew mi dong moo tax ñu di koy def bañ ñu yàq suñuy valeur rek moo tax ñu di koy def parce que Sénégal réewu jullit la réewu diine la ndax catholique yi sax ànduñu ci góor jigéen. Cheikh Hadji Abdou bi dong berkitémb su ko fi lii fekkoon lu mel na sama kàddu gi ak kàddu yu mel na sama kàddu yi su ko fi lii fekkoon balaa timis mu lijjanti ko ba mu leer ko jug dox ci wax ci kenn dootu ko fi defee même bu ko mënta saafara dina ci wax ba ñëpp ñi ci war a jot ñëpp ba yeewu ba xàmmee ba xam li xew jot ci. déjà il faut mu defar encadrement am c'est-à-dire son entourage gis nga entourage boo xam ne sa waa ji boo xoolee ñi fay jàng pour nga gis ko am bac sax problème la gis nga booy fay nekk ay tëggkatu sabar lañ tëggkatu tama ay ñu yore ay bongo ñi nga xam ne ñun dans le quartier ñëpp xam nañ ni booy yooyu ñun bu ñuy jàngi ñoom ñi ngi ci koñ bi di jàng ay bongo di jàng ay tëgg tama tëgg sabar xam nga tëñëxante loolu lañ jàng. kenn woowul président bi mu wax ak moom te gis ngeen temps yi relation yi nguur gi am ak Wally Seck dañ koy joué loo ay rôle na ngeen ko xam pion la pion boobu nag ONG yi ñoo nekk ci ginnaawam di ko doxaloo lii muy doxal. mais je me rappelle bu ñu la invité li nga xam ne moo di TV5 da nga ne carrément Sénégal nangul loolu pourquoi continuer woo si sa conviction boobu noonu question de xaalis la question de nëbbatu la wala da nga ñu bëgg a jaay pare en tout cas Wally soppil sa jikko. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan.